Wow, mes salutations à l'ensemble des frères et sœurs ici présents. Je réponds au nom de Aliou Sow. maa ngi nuyu di ziar ñëpp di leen dalal képp nga xamante ne fenn ay itam ñëw teew rek ñu ngi lay dalal donc di jégalu aussi ci tardement bi vraiment xaar bi xawoon na métti lool mais ñu ngi tuub di jégalu bu baax a baax duñ def lu dul jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo waral daje bi di Infinity Production ak Africanité Family donc ñu yeggee leen li nga xam ne mooy conférence de presse merci. waaw asalaamaaleykum dañuy sant yàlla d'abord julli yonent bi gërëm suñu waajur yi donc di leen remercier yéen le public bi jot a ñëw yëpp di remercier aussi la presse maa ngi tudd Chingo aussi donc nekk structure bi ñuy wax Africanité Family merci. waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen di leen ñëpp nekk ci professeur di presse bi ci tamit ñi nga xamante ne ñëw si man la commando administrateur producteur pour unité production. salaamaaleykum di leen nuyu ku nekk ci turam ak santam yéen presse bi yëpp man la Fane Diop producteur Infinity Production di leen nuyu bu baax a baax. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen wax mbégte ak contentement bu ñu am ci daje bu ñu daje fii nii yéen ñëpp merci beaucoup maa ngi tudd Sidi Diop. sama yéen a ngi koy am daal yéen a ngi am lépp waaw baax na kon ñu ngi leen di wax ne tey li waral daje bi du lenn lu dul ñaari structures yi muy Infinity Production notamment Fallou et son frère Sidi ak waa Africanité Family nga xamante ne man la Chingo ak commando ak ñeneen ñëpp ñu ñu àndal ñoo boole suñu doole ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ànd ak suñuy partenaire pour organiser ñëw Wally Ballago Seck fii ci Kër Massar département mais di ko organiser fii ci Kër Massar Nord ci kàttanu yàlla ak mbaaxam loolu moo waral tey nag daje bi avec la presse daje bi avec le public pour ñu jublu ci waxtaan bi xam ñi war a xam-xam yéen ñi nga xam ne yéen ay bindkat yi ngeen yóbbu ñi war a wone pour ñu jëm ci bés bi nga xamante ne bés la boo xamante ne à l'échelle nationale et à l'échelle internationale dañ ci bëgg a jaay image yu Kër Massar dañ ci bëgg a wone xarañte waa Kër Massar dañ ci bëgg a wone mbooloo ak bennoo bu waa Kër Massar donc loolu moo waral daje bi léegi nag bi ngeen amee li ngeen soxla laaj mun ngeen ñu ko laaj ñu andi ci ay tontu incha allah jaajëf. bon ginnaaw bi ñu delluwaatee nuyuwaat ñëpp ak jaajëfal ñëpp ci teew bu ñu teew fii ñu ngi leen di aussi sant bu baax di sant waa Kër Massar bu baax a baax parce que même si rien n'est rien ay ndawu Kër Massar lañ donc idée bi jógewul fenn fudul ci ay ndawu Kër Massar bon ñu nekkoon di ci liggéey depuis lors tey la yàlla dogal peut-être ñu def rencontre bi pour annoncer la population massaroise que lii c'est un défi ñu ñëw organiser le plus grand événement jamais entendu parler ici à Kër Massar ñu organiser ko ak Africanity Prod et Infinity Group et sur ce ñu ngi sant bu baax di jaajëfal aussi suñu ay partenaires. waaw loolu am na solo question bu am solo donc le pourquoi de Wally Seck ñëpp xam nañ ni heure bii nii ki téye bës bi ci loxoom ci kàttanu yàlla ak mbaaxam Wally la le pourquoi mooy Kër Massar mosu fi ñëw maanaam notamment dans la banlieue surtout dans la zone des Niayes ñu ne nañ ko fi andi parce que ñu bëri dañ ne woon loolu mënul nekk wala gëmuñu ko woon léegi nag li ko waral dinañ ci ñëw ci kanam tuuti incha allah mais ñi ne woon mënul nekk ci kàttanu yàlla day nekk
ñu xam ne Kër Massar aussi c'est la nouvelle ville le nouveau département te on est fier d'être des Massarois et on peut montrer encore aux Sénégalais que Kër Massar am na ay intellect am na ay nit ñu nite ay nit yu nga xamante ne am nañ xarañte bi notamment yu si mel ne Infinity Production ak Africanité ak ñeneen ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fi di def lu baax loolu moo waral ñu won waa Sénégal won àdduna que ni Wally li muy 10 macha allah ñun am nañ opportunité wu ak xarañte wu andi ko fii ci Kër Massar voilà. waaw Wally ñu ngi ko bëgg a indi Kër Massar mu ne wax Kër Massar village mu ne wax Kër Massar Imtowa mu ne wax Kër Massar Birman Kër Massar nga wax surtout nag en face foyer des jeunes mooy espace bi nga xamante ne mooy espace bi nga xamante ne Kër Massar am na ko pour mën ko organiser yeneen événement yu mag yi incha allah foofu lañ ko bëgg a dalal dinañ fa def base bu mag boo xamante ne bu ñëwee comme Kër Massar moom amuñu benn espace boo xamante ne war nañ ko mën a dugal suñuy stars yi foofu rek lañ am bon am nañ opportunité base boobu nga ñu base def ay turbine incha allah rabi mu am sécurité aussi parce que lépp prévoir nañ ko nekkul ne dañuy andi Wally des ci prévoir nañ lépp loo xamante ne luy sécurité la incha allah rabi di ngeen ko doon gis maanaam ku ko nar a yëngal moom boo xamee si prison bi ngay deewee loolu moom prévoir nañ ko prévoir nañ aussi tamit base boo xamante ne moom mooy wër foofu yëpp ba nga xamante ne ku taxaw si biti doo dugg organisation bu jaar yoon bi ngeen di gis national international gars yi di ko organiser ñun loolu lañ gëm ne banlieue bi mën nañ ko organiser parce que li tax ñu andi fi Wally ñu bëri dañ jàpp ne banlieue bi ay sàccax mandeef football kese la leen xamee ñun ñu ne noonu xar kanamu banlieue bi dañ ko war a changer te Kër Massar dafa nekk instant bi département muy 6 communes yoo xamante ne def ko dajale muy Malika Yëmbal Nord Yëmbal Sud Kër Massar Nord Kër Massar Sud ak Jaxaay kon tey jii nekkatul commune bu ndaw donc dañuy wax loolu rek mais boo xoolee ay Tivaouane Peulh Jaxaay Tivaouane Peulh Bambilor yooyu yëpp mun na ne Kër Massar mooy zone instant bi te population bi ñoo ko soxla Wally nekkul na ñun ñoo ko soxla ñun ñoo ko def ko pour jëlee ko andi ko non non population bi ñoo ko soxla parce que am na ay conseils yi jot a jaar gars yi xam ne carrément li war a am Kër Massar pour mu yëngatu amul kan moo ko mën a yëngal mooy xale bi nga xamante ne moo tax si jamono loolu yàlla moo ko def du ñun yàlla moo ko def mu nangu ko ak ñu bañ a nangu loolu mooy li nekk léegi nag si nga dafa bañ a pourcent si objectif yi ak li tax ñu andi Wally am na ko fi laaj sax ñun kuñ xam Africanité xam institut de production da ngay xam ne si social la ñuy nekk si la ñuy œuvrer moo waral tey jii collaboration bi am parce que structures yi nekk Kër Massar bëri na mais li tax ñun ñaari structures yi ñu xam ñu dajaloo boole seen doole pour organiser bés bi c'est parce que dañoo xam si social Wally dañuy gis ne dañuy am ay nit ñu bëri ñu ni demandé social si côté maladie ñoo xam dañu feebar da nekk hôpital bu am lu faju ñeneen ñi am passe bu ñu yóbbu bitim réew léegi nag ñu gis ne ñun bu ñu boole suñu doole loolu war nañ ko mën a saafara maanaam li ñuy organiser nga xamante ne Wally day ñëw Kër Massar bu ñu ko organiser incha allah rabbi lépp lu si am pour recette dañuy bëgg jàppale ñi si hôpital yi nga xamante ne ñu nga fa tëdd te amuñu doole loolu mooy objectif bi mais nekkul ne loo xamante ne dañ koy def pour dugal suñu poche xaalis bu ñuy dugal suñu poche noonu dañu bëgg jàppale ñi nga xamante ne seen loxo dafa jotul seen ginnaaw yu si mel ni ndongo daara yi nga xamante ne ñu ngi leen si mbedd ñuy taxawaalu ak yeneen yoo xamante ne social loolu moo waral ñëw Wally bi gën a am solo sax du concert kese pour fecc ak way kese mais dañu bëgg def social marque si en si social te incha allah rabbi li nga xamante ne mooy innovation bi sax si journée bi mooy à part concert am na loo xamante ne moom mooy jiitu concert bi incha allah mooy li ñu nam nit nag jaam ak pexeem rek mais yàlla mooy mottali suñu bëgg-bëgg daal bu fekkee sotti na mooy bëgg nañ andi Wally Kër Massar bu benn yoon bi dina ñëw si biir koor gi incha allah ñu def ndogu de solidarité am moom dugg si biir hôpital yi mu ngeen gis Wally mu dugg si biir hôpital yi joxe fa ay ndogu de solidarité ñu dugg si biir daara yi joxe fa ay ndogu de solidarité incha allah rabbi loolu si biir koor gi leen ko bëgg mais après koor gi nag mooy doon concert bi nga xamante ne mooy concert plein air bi nga xamante ne moom la ñu génn nag Wally son et lumière du ngeen musul gis si banlieue bi moom moo dara am incha allah rabbi bëggoon xam financièrement yéen yéen a financé seen bopp wala wax koo xam dafa nekk seen ginnaaw pour financer parce que Wally déplacé ko mu ñëw ci banlieue jafe na léegi nag bëggoon xam ndax yéen financièrement yéen seen xaalis jox ko wala moom la ko def gratuit.
bon pour question boobu noonu dina xaw a légère tuuti pour ñu tontu si parce que voilà comme on a dit dañu ay ndaw la ñuy boole suñu doole rek et je pense que bu ñu waxee que ni dañuy tëgg concert bi juste pour def social si ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo nekk ci hôpital yi ak ñi seen loxo jotul seen ginnaaw donc ça veut dire que ni ñun ñu ngi sant yàlla bu baax donc ci la ñu réunir suñu doole Infinity Group ak Africanity comme ça ñu jéem a indi la star du pays ici à Keur Massar. Exactement. waaw ci kaw loolu léegi nii maa ngi jot message le président Pape Moussa Camara de Gëm Sa Bopp qui a dit que ni jënd na la moitié des billets et bon information la bu ma doon jàllale waale rek de passage jënd na moitié billets yi pour la population massaroise et on le félicite aussi de très fortement. waaw njëgu billet yi am na 5000 am na 10 000 incha allah côté boobu daal lañ ko jàpp surprise bi nag man maa ngi koy soog a yëg ni que président Pape Moussa Camara jënd na xaaj bi maanaam bu fekkee par exemple 15000 la waroon jar dañ koy jaayee 10 000 bu la waroon jar 10 000 ñu jaayee ko 5000 loolu aussi lu am solo la ba bëgg public bi apprécier loolu voilà. léegi am na lu am solo lu benn journaliste laaj léegi mooy naka lañ def Wally nit kese la Wally nit la te nit ku nite la mais buñ ko doon fay 30 millions 50 millions mais Keur Massar am na lu ëpp loolu léegi nag comme social la ñuy def bu ñu boolee suñu doole loolu moo waral tey ñu mën déplacer Wally waaw loolu moo waral ñu mën a déplacer Wally ba nga xamante ne dina ñëw pour def show bi waaw ndax am na ñu nekk suñu ginnaaw am na ñu nekkul suñu ginnaaw li ci ëpp solo daal mooy boole nañ suñuy doole ci kàttanu yàlla pour andi fi Wally. waaw ñu gis ne événement bi da ngeen ko bëgg a def ci place boo xamante ne am na concert bu ko joxoon naa ndax jox ngeen a jàng ci. waaw balaa ma ñëw sa question dama ñëw si question ndaanaa ko wax ne ndax autorité yi yëpp dañ ko boole pour l'instant à part si panel yi wala si plateforme yi am naa ko nekk yooyu mais suñu yéene mooy autorité ba fu nekk Sénégal loolu laa koy wax ñu tàmbale ko ne si gouvernement de la République mun nañ ne sax dañ ko tuddee am Marième Faye Sall parce que ñoom ñooy première autorité ci Sénégal kon tey mun nañ ne moom lañu tuddee bés bi ak soxna si doog ñëw nag wàcc si autorité yi nga xam ne ñooy autorité locale yi képp kuy autorité te bëgg ci def social te bëgg jàppale population bi jàppal ne Africanité boo ko yëgee boo ko yëgul yëpp tàllal na la loxo te bëgg nañ ñëw si yow jox suñu invitation def la parrain wala ñu def la marraine kon côté boobu moom na ñëpp jàpp ne mbir mi seen mbir la lu yëpp kenn ni ay ndaw ñoo ko organisé ay ndaw yi ko organisé amuñu couleur parti faruñu si benn parti faruñu si benn mouvement ay ndaw la ñoo xamante dañu yàgg liggéey seen population gëm ne war nañ fi mën ni andi stade bu dul sax Wally Seck te dañ ko gëm te war na mën a nekk gëm-gëm boobu rek mooy li fi nekk mënu fi téye kon ñu ngi tàllal ñëpp seen loxo di tàllal loxo tam partenaires yi ñi nga xam dañuy yor ay structure bëgg ñu def leen ay logo jox ñu seen logo ñu def ko fi ñooñu aussi ñu ngi leen tàllal loxo pour ñoom ñu ñëw ñu mel ni ay cinéma yu demee noonu ñun ñëpp ñu ngi leen tàllal loxo ñu ñëw jàpp si bés bi bon beneen bi nga xam ne moom la suñu naataango bi laaj mooy espace bi nga xamante ne amoon na concert ñun ay artistes lañ d'abord avant ñuy nekk sax ay promoteurs wala ay affaire yooyu ay artistes lañ kon xam nañ li si concert xam nañ aussi li ñuy organiser concert xam nañ aussi liy feesoo concert ñun gëm nañ ne concert bi boo xefee sax ku yéex du en place ñun loolu leer nañ parce que instant yi nii ñuy waxee yow rek ñu ngi demandé ay ticket rek mënu ko tontu compter fi mu toll ñun loolu leer nañ pour feesal foofu noonu bu jaaree sa promotion bi mu war a am rek gëm naa ne dina fees bay tuur loolu moom amul lu ñu si ragal quoi incha allah. dañuy daal di ñëw si côté sécurité. dañuy daal di gis ne Keur Massar population bu nombre te aussi dafa nekk population boo xamante ne fii sécurité boobu ci daal di gis dafa nekk loo xamante ne dafa fees te ñu bëri aussi dinañ ko bàyyi seen doom ñu daal di assister si concert côté sécurité mobilisation bi si war ndax bu sori yàlla oui déjà loolu def nañ si li ñu war a def lépp mooy côté sécurité
te tamit képp ku ñëw na jàpp ni si sécurité ngay nekk ba keroog ngay ñibbi parce que pare nañ lépp li nga xamante ni war nañ ko pare tey jii nii muy sécurité bi nga xamante ne nii moo ñu ñëw dinañ leen mettre en sécurité bañ nekk foo xamante ne nii place bu normal la ñuy nekk quoi bu nekkee si bunt bi dinañ la mettre en sécurité ba xam place bu normal la ñuy nekk boo tam boo ñibbi loolu la bàyyi nga ñibbee si guddi gi noonu dinañ la jungee ba nga xamante ne nii carrément yegg nga fi nga war a yegg ñu doog la bàyyi incha allah. waaw loolu xam nga ñun tey dañoo nekk benn entreprise boo xamante ne nii pour dimbali ndawu Kër Massar mu ngi taw ji n'est-ce pas kon tey jii nii loolu yëpp ay waxtaan la quoi ndax nekkuñu n'importe qui yéen tamit xam naa nekkoo leen n'importe qui tu comprends léegi ñun bu nekkee ñun pare nañ pour loolu incha allah dinañ leen woo ñu waxtaan bu soobee yàlla waaw. waaw 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 voilà dëgg la soo am benn barrière incha allah ñëpp ñu ngi war a wax dañuy wax ak yéen soobee yàlla waaw. ok. par rapport ak li leen tax a def vous l'avez dit est-ce que vous avez fait un constat dem ci sécurité sanitaire yi xam ni que y a un manquement ba tax na concert derrière ce concert là objectif bi mooy lan jàppale li nga xam ne mooy néew bi doole mais tamit jàppale ci sécurité sanitaire yi nekk ci biir département de Kër Massar est-ce que cela veut dire que yéen da ngeen di def le constat pour xam ni que y a un besoin dans ce sens avant dans le sens de la santé en fait loolu peut-être wala étudier naka waaw ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal aussi ci question bi nga posé parce que bon su ma demandé sax est-ce que dina am ku laaj loolu mais ñu ngi lay sant bu baax bi mu jógee ci sa bopp. juste pour dire que bu fekkul woon que ni def nañ constat bi ba je dis que ni jarul woon ñuy dajaloo fii nii def nañ remarque bi déplacé wu nañ aussi sol suñuy dàll mais daanaka hôpital bu ñu dugg li ñu fay fekk duñu neex. donc loolu bokk na ci li gën a tax sax qu'on a réuni tous les moyens possibles pour ñu demander à président à ce que mu may ñu ay ambulance et cetera. Donc pour résoudre le problème bu bëri par rapport à ça moo tax ñu ne pourquoi pas ñu def événement yi et revenu yu ñu siy récolté incha allah ñu yóbbu ko ci école yi yóbbu ko ci hôpital yi ak ñenn ñi nga xamante ni soxla nañ dimbal te seen loxo jotul seen ginnaaw. Tout à l'heure aussi dégg naa ku poser question par rapport à la sécurité pour dire juste qu'on a pris tous les dispositifs nécessaires c'est-à-dire ñu ngi waxtaan instant bi ak benn agence de sécurité et on est prêt à débourser 4 fourgons blindés et l'ambulance aussi fàttewuñu ko parce qu'on parle de la star du pays, on parle de Wally Seck, c'est pas les autres. Wally c'est le ténor de la musique sénégalaise. Donc xam nañ bu baax impact bi événement bi di am et surtout loolu moo tax ñu gën a waxtaan dajaloo boole suñuy idée suñuy xel ak suñuy xalaat pour ñu mën a garantir sénégalais buy ñëw parce que c'est pas seulement la population massaroise qui y sera, il y aura autant de personnes qui sera à l'extérieur, c'est-à-dire les populations de Diamaguène, Fass Mbao, etc. ñun ñëpp ñu ngi leen di calculer genre juste pour ñu créer ay voies de dégagement yoo xamante ni ça sera sécurisé pour que ñu mën a ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm afin que ñu def événement bi à tête posée incha allah. waaw incha allah xam naa dinañ leen suuraale mais comme événement bi événement international la et national dina am yeneen artistes yu jóge ci yeneen région jóge ci yeneen pays moo tax li mën a nekk rek la ñuy def du ñu diggee dara mais ku ci sa wërsëg nekk incha allah suñu waxtaanee ñun suñu biir ak waa Africanité ak Infinity su lu ñu déggoo rek selon l'emploi du temps du concert bu boobaa dinañ ko publier parce que du ñu yam ci bii point de presse kese mais dinañ def yeneen sortie de presse yoo xamante ne dinañ ci ànd ak Wally parce que publicité bi mi ngi ñëw bu boobaa dinañ annoncé foofu naka la ak nan la mais tey toujours surprise rek de contact la woon daal. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sachant que Kër Massar ñu ngi si ay divergences politiques yi nga xamante ne mu ngi tas nouveau département bi Wally Seck peut-il être une clé de réconciliation? non du question que ni Wally Seck sax mooy nekk clé bi.
mais ñun ñii la muy Infinity Production ak africanité ndax soo xoolee structure ñaari structure yi boole seen doole yëpp ak ñi ñu àndal ñëpp am na ñoo xamante ne ñu ngi def politique am na ñoo xamante ne defuñu politique te en vérité concert bii nii volet social bi muy matériel yi ñu bëgg a yóbbu ci hôpitaux yi mais c'est une façon de créer l'unité de créer l'union dans Kër Massar parce que concert bi leer nañu ni li mu mën a dajale ci ay nit amul leneen loo xamante ne mën na ko donc bés boobu noonu Sénégal dinañ xam ne Kër Massar benn bopp la du ñaar du ñett du ñeent te loolu ci biir koor gi incha allah ci ndogu de solidarité bi di ngeen gis que loolu mën na nekk ndax di ngeen gis parti yëpp mouvement yëpp groupement yëpp association yëpp dinañ boole seeni doole ñu xamante ne ñun benn bopp lañ ku mu neex fat fu la neex mais Kër Massar bu soxlaa ñëpp dañuy ñàkk kon concert bi di concert social la concert d'unité pour Kër Massar la d'unité nationale la aussi donc loolu moom question moom solo la. Des partenaires individuels. waaw su ma waxee partenaire c'est pour vous dire que ni wéetuñu si li ñu bëgg a def c'est comme Pape Moussa Camara mi nga xamante ne tey moom jël na initiative ne damay jàpp li si des nag ci kanam loolu dinañ ci ñëw. Seulement loolu la wax sànq 2 maisons de production loolu la wax sànq 2 maisons de production yi moom boole si waaw question bi dafa mel ni ñu dañoo xeeb pour une petite histoire ñi ngeen gis ci taawul bi Fesman bu amee Kër Massar tous les 30 ans lay am jëm yu xeeb yi dox nañ ci wax ci francophonie am na ñu jàkkaarloo man bu amee jëm yu tuuti yi xeeb nañ te 30 ans ba 30 ans lay am kon ku décroché loolu boo ñëwee ànd ak waa Infinity ñoom ñuy def ay production yu mag pour la petite histoire film bi ñuy wax Le Cartel ñii ngeen di gis ñoo ko produire te ay vedette international ak ay stars téléfilm bi ñu ngi ci gars yi dañoo modeste rek waaye bu doon 250 millions dañ ko koy fay bu doon 150 millions wala 300 millions dañ ko koy fay donc amul ay dañ ñoo ngemb ak daa am ñu nekk suñu ginnaaw wala dafa kii déedéet suñu initiative bopp la lépp lu ci topp nag topp ci yaakaar naa tontu naa la wala des na waaw naka la ñuy def pour jaay xar kanam Kër Massar mais à travers ce concert tey dinañ gis maanaam pàcc yëpp joolaa yi séeréer yi mankaañ yi pour ne pas politiser dinañ gis waa Benno dinañ gis waa Yewwi dinañ gis waa PDS dinañ gis ñiy def santé dinañ gis ñiy def éducation ñëpp boole seen doole ñu xam ne Kër Massar ay intellectuel ñoo fi nekk ndax intellectuel du question yor sa diplôme kese mën nga yor sa diplôme te doo intellectuel foofu laay war a jaay xar kanamu Kër Massar te dinañ jaay xar kanamu Kër Massar mooy lan bu leen mos a yaakaar que ni concert bi dinañ xeeb jaaykatu ndox bi nekk Kër Massar bay jëli ji keneen dinañ xeeb jaaykatu sandwich bi bay jëli keneen dinañ xeeb jaaykatu gerte bi maanaam concert bi dafa nekk loo xamante ne dañuy valoriser doomi Kër Massar ci kanamu Sénégal te bu ñu demee ba toll ci lu mel ni wàllum restauration beeg lépp doomi Kër Massar la ñuy jël ñoom ñooy jaay lekk yi ñoo koy togg
bu ñu demee ba toll ci wàllu sécurité bi ay agence de sécurité yu Kër Massar la ñuy dem fay duñ leen xeeb ñu ñëw liggéey am seen xaalis ban nañ ko ba fi ñu nar a parqué oto yi parce que som maanaam oto yooyu noonu xeeb nañ sax ay engrais terrain de football terrain la ñuy jël te ñu dëkk ci gox ba lañ ciy àndal liggéey ñu liggéey fayoo loolu mooy jaay xar kanamu Kër Massar ñu xam ne wàllu ingénieur maanaam intellectuel li ko am xam-xam malgré les maigres moyens ak mu am xaalis maanaam loolu am na biir Kër Massar donc foofu laay waxee jaay xar kanamu Kër Massar ñu xamante ne mbir mi Kër Massar du lu ndaw ñu dëkk biir Kër Massar du ñu ndaw donc loolu laa bëggoon wax. xam naa keneen di jël. ah. bon comme dernier mot ni ñu ubbee la ñuy tëjee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci teew bu ñu teew fii ak déglu bi ñu déglu si njort rek juste que ni waa Kër Massar ak Sénégal wërngal këpp dinañuy jot ci message bi juste rek li ma bëggoon a appuyer tuuti rek mooy que ni comme li Singo wax lay dooleel en fait ñun ay ndaw Kër Massar ñooñu tax a jóg ay ndaw Kër Massar moo tax ñu teg concert bi te fas yéene ko ànd ak waa Kër Massar bu ñu fàtte tamit que ni son excellence Macky Sall def na Kër Massar département donc on est au même pied d'égalité que Pikine Guédiawaye Parcelles Rufisque ou Dakar même donc bu fekkee ni ñooñu am nañ ay intellectuels am nañ ay nit yu intelligent ci seen gox ba mën a développer yenn affaires yi pourquoi pas nous te incha allah ni ma ko waxee c'est un défi qu'on a lancé te di ñaan yàlla bu baax a baax mu may ñu ci ndam di leen wax que ni ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp merci beaucoup. waaw di waxaat rek ni concert bi ak li ñu teg nii du pour ñun ndax bu doon ñun def naa ne duñ ko def mais pour Kër Massar ndaw yi muy maire muy keneen ñëpp ñu leen di woo pour ñu génn dooleel parce que infinité ak africanité nekkul ñu ndaw quoi kon tey jii nii war nañu mën a jàpp dooleel waa Kër Massar dooleel doomi Kër Massar ba nga xam te ni tey jii nii dinañ xam carrément ñu ñooy ñan quoi ñooy loolu dara mënu ko dul waa Kër Massar dara mënu ko dul ñu fi dëkk kon nañu dooleel bu baax a baax a baax merci beaucoup. waaw gars yi di leen di jaajëfalaat di jaajëfal presse bi nga xamante ne ñoo fi ñëw di jaajëfal si tamit suñu jigéen ñi rafet na suñu ndaanaan yi nekk si ginnaaw ñu ngi leen di jaajëfal wax di leen wax kontaan nañu trop ci teewaay bi ñu teew fii di leen wax ne nag ah damay ragal mbir yi am ñoom problème de ticket yi ñu ngi waaj ñëw de gars yi ticket yi 5000 la dañ ko yombal fekk ko 5000 ak kii dañ bëgg bari na dañ bëgg population bi ñu taxaw na dugg dañ bëgg ngeen jël seen réservation jëlee seen i jigéen nga xamante ne da ngeen sangu ba naan parfum ñëw dugg parce que Kër Massar dañu war a wane seen bopp si noble wane ne dañu am personnalité waruñu bokk ak yenn gars yi nga xamante ne dañuy salte ci biir ñëw pour salte sécurité nag laa leen gën a assuré di leen wax ku ko yëngal xam naa ne sa yaay liggéey ku ko nar a yëngal sa yaay liggéey parce que li ñu war a nar a ci sécurité muy gendarmerie muy SDE Mbao muy presque sécurité locale non ku ko yëngal yërëm naa la quoi ñu ngi leen di jaajëfal. waaw dañuy dellu sant comme ni ñu tijjee woon dañuy dellu remercier leen pour la presse remercier public bi déplacé wu di dellu nag di sant yàlla jur si yonent bi gërëm suñu waajur yi ndax ñun duñu ci dara yàlla rek moo ñu jàppale ba tey lii am. donc fi may revenir du ma jaar fi gars yi jaar incha allah le 14 mai après le Ramadan Wally Seck sera là avec les Massarois avec le Sénégal donc loolu daal laay tëjee di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm ndax amuñu seen fay yéen ñëpp merci jërëjëf.